maaleykum mbokk yi xarit yi ñi seetaan dal leen ak jàmm ci seen télévision TFM ci seen émission soir d'info tey jii nag ñuy dalal docteur Cheikh Gueye moom mooy secrétaire général bu CUDIS di cadre unitaire de l'islam au Sénégal docteur Cheikh Gueye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu kan di nuyu waa TFM yëpp di nuyu aussi sénégalais yi ñuy seetaan fii ak bitim réew. bokk na ci li ñuy waxtaanee tey mu di kaddu yi nga xamante ne day xotti orma. ñu koy nemmeeku ci réseaux sociaux yi bu ci mujj muy kii nga xamante ne moom mooy Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane ak kaddu yi nga xamante ne yëkkati na ko loolee nag ñu bëri di ko ñaawlu ci Sénégal gi tey ñu dalal ci waa CUDIS docteur Gueye kaddu yi gannaaw bi ngeen ko déggee seen cadre ban jàngat ngeen ci am. waaw xanaa comme sénégalais yëpp rek di ko ñaawlu lool di ko condamné ndax. suñu borom daf ñoo tere di wax loo xamee ni askan nga koy wax te mu doon lu ñaaw ndax moom ci boppam dane xaj na kat ñooñu sax ñoo la gën donc loolu képp koo xamee ni kilifa la déjà war na ci bàyyi xel waxtuma laa nag ñu ne kilifa diine la nga xamee ni dafa am taxawaay boo war a am ci sa wax ak sa jëf moo tax bi ñu ko déggee vraiment dañ ko ñaawlu lool ndax xaaruñu ko ci kilifa diine yi xaaruñu ko sax ci yeneen sénégalais yi waxtuma laa nag kilifa diine yi moo tax vraiment jàpp naa ne tey jot na ñu bàyyi nag di wax di ko jàmbat rek di bàyyi il faut fi mu nekk nii état bi ak ñi nga xam ne ni ñëpp am nañ ay ndomba tànk ci réew mi am ci taxawaay bu bees parce que dañu nekk ci benn situation boo xam ni situation bu bees la mooy lépp looy wax dem jël sa caméra jël sa son fas yéene mu tas da nga war a xool bu baax sa xel wëlbati sa làmmiñ juróom-ñaari yoon lañ doon wax waaye fi mu ne juróom-ñaar fukki yoon lañu war a wax ndaxte kaddu balu fetal la ndax non seulement balu fetal la mais léegi yaatuwaay bi dafa yokk waaye gaawaay bi nga xamee ni moom lay dem ci nit ñi tamit dafa yokk moo tax ku nekk looy wax war nga ko toggaat ko surtout nag ngay wax loo xamee ni dina amal njariñ askan wi waaye wax joo xamee ni waxu ŋàññ la waxu xas la wax ju ñaaw ci jëmale ko ci ay ba pare nag ñu xam ne réewu Sénégal lañ nekk réewu Sénégal am na ndëgër laay am doole ci vivre ensemble maanaam ci nekkin bi nga xam ne nit ñi nekk nañ ko ndax boo xoolee Sénégal réew mu ndaw la ñëpp a bokk képp ku nekk ci benn xeet tamit am nga mbokk ci beneen xeet walla am nga xarit ci beneen xeet kon amul lenn loo xam ne ni nit war na ko mën a sukkandiku ci xeet di wax beneen xeet mais li ko gën a aggravé mooy le fait que mu nekk kilifa diine nga xamee ni li ñuy xaar ci kilifa diine bi mooy muy jàngale mooy mu am taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf di fàttali li nga xamee ni mooy alquran di fàttali li nga xamee ni mooy message am loolu nag dafa mel ni de plus en plus kilifa diine yi dañ koy xët xamuñu exactement lan moo tax ñu leen di jox kàddu ci sant wañu am wala gëñ leen di fooge wala taxawaay bu ñu leen di fooge dafa mel ni loolu yëpp bàyyiwuñ ko xel bu ñu toogee di waxtaan dañuy mel ni ku nekk ci grand place wala nekk ci sa biir waañ wala di wax ak sa bopp wala toog say morom te wax du noonu wax da nga war a dem boo demee ba woo caméra woo loo koo xam ne daf lay enregistré da nga war a xool ba am loo war a wax lu amal njariñ askan wi nga door a wax. maanaam wax tànn dañoo war a tànn li ñuy wax. exactement donc. wax nga léegi lu am solo nee nga laataa kàddu di jib dañoo war a xalaataat bu baax a baax lan la ñuy biral rawatina ci réseaux sociaux yi wala caméra team la dëgg la loolu ci benn ponk la waaye li ñu seetlu moom mooy lii dugguleet ci réew mi. daanaka boo xoolee jamono yu ñu weesu rek nga dégg kenn kuy jóg def benn sortie naka noonu bu yàggul dara gis nañ benn sortie boo xamante ne yëkkati na ay kaddu teg ko ci suñu mbokk chrétien yi seen église bi mu doon kaddu yoo xamante ne day xotti orma itam léegi lii naka la ñu mën a def ba dootul am si réew mi ba mu jóge fi carrément. waaw d'abord bi loolu amee yaakaar naa génn naa ci benn télé wax ne
yaakaaruma ni mën nañoo toog ba lii ni ñu ne dootul amati. man yaakaaruma ko parce que nit day dugg ci loo xam ni yenn saay du ko tey walla mu dugg loo xamee ni xamu ko ba tax na li nga xamee ni nii surtout moom la ñu war a góorgóorlu mooy bu amee ñu teel koo waxtaane comme ni ñu ko defee woon ci li nga xamee ni nii moo jëmoon ci mbiru chrétien yi waaye loolu doyul dañu war am yeneen approche d'abord sensibiliser yaakaar naa amul ay émission walla ay publicité suffisante pour wax nit ñi lan la ñu war a wax ak lan la ñu warta wax surtout à l'ère des réseaux sociaux loolu amagul ñun ñi ngi ci yëkkati benn projet ànd ko ak Facebook Meta parce que ñoom ci seen bopp xam nañ ne discours de haine discours yoo xamee ni dafay violent par rapport à l'autre non day yàq seen liggéey ñoom Facebook ñoom seen bopp ba tax na ñu ànd ceeg ñoom ci partenariat boo xamee ni feeki fan dina démarrer ñu ñëw ci télé yëpp def ay spot def ay visuel waxtaanaat ak nit ñi ci jamono ji ñu toll li ñu war a def par rapport ak réseaux sociaux ak lu ñu warta def waaye sensibilisation bi dafa war a am ci famille yi ndax lu ci bari léegi de plus en plus day jaar aussi ci xale yi même si cas yu ñu mujjee gis ci ay magum jëm ay kilifa wala ñu ko jàppe ñoom ci ñoom la jaare ginnaaw sensibilisation ci famille yi écoles yi tamit ñun jàpp nañ ne war na am ay modules yoo xamee ni day adapté ci situation bu bees bi maanaam naka la comme prof yi fi mu nekk nii ñu ngi joxe ay cours jëmale ko jaarale ko ci WhatsApp di joxe ay cours jaarale ko ci médias sociaux yi di fa joxe ay demande d'exposé foofu tamit war nañ fa mën a jaar pour éduquer xale yi waaye grand public bi tamit war nañ cee jaar ci influenceurs yi wone réellement lan mooy aspect positif yi nga xamee ni moom mooy utilisation réseaux sociaux lan lañ ci war a def ak lan lañ ci warta def donc loolu ñun am nañ ci wàll comme association waaye nguur gi am na ci wàll ministère de l'éducation nationale ministère de l'intérieur ministère de la culture ñëpp dañu war a jóg fi mu nekk nii taxaw def genre consortium pour am wut réponse ci lu ni lii nga xamee ni moo ni mel ndax gëstukat yi nga xamee ni ñoo nekk ci domaine yi wone nañ ne fi mu nekk nii ci jamono ji ñu ne loo xamee ne la lu mën a toj réew la donc lépp loo xamee ni daal laaj na ko ci taxawaay ci alal ñu génne ko def ko ci buñ koy jaarale ci ay film buñ koy jaarale ci ay série lu mu mënti doon mais ñu xam ne suñ la dégloo bu baax insister nga ci lu jëm ci wàllu éducation yar gune yi rawatina yi tamit sensibilisation mais ñu seetlu benn affaire donte gis nga kàddu yi jib na ñoom ñaar ña ko defoon yëpp dellu si waat nañ réccu li ñu wax ba sax daal di baalu askan wi waaye est-ce que bu ñu xoolee ne dañ koy defee noonu rek lu neex waaye mu wax après boo gisee ne def nga njombe ñëwaat baaluwaat bu ñu continuer amaana mën na jur fitna goo xamante ne kenn du xam fu muy toll ndax jotul tey ji képp ku defati yu mel noonu ñu jël ay daan teg ko sa kaw ngir nag bu ëllëgee keneen bañ a def li nga defoon tey. xam nga tey ku sàcc. boo réccoo. wala nga baalu tamit du tere ñu tëj la. du tere ñu tëj la. ku siif. boo réccoo wala nga baalu it du tere ñu tëj la. ku rey nit même chose. lii faute la yoo xamee ni. bu amee nit ki war nañ ko woo. kenn waratul xaar léegi ndax loi ëmb na maanaam ay daan yoo xamee ni moom la ñu war a teg daan koo xamee ni wax nga loo xamee ni day nasaxal vivre ensemble réew mi. ci ay xibaar sax procureur de la République autosaisiru na ci affaire bi. mu doon lu jaadu. loo xamee ni dafa war a gën a systématique. parce que am na yoo xamee ni sax dina siiw mais am na yoo xamee ni tamit souvent dañ koy nëppal mais ñëpp war a xam ne. loolu nag am na ay daan am na ay sanctions yoo xamee ni moo ciy tegu su ko defee bu boobaa bu ko nit ñi xamee dinañu fexe lépp loo xamee ni ñu ngi koy war a wax dinañ ko seet avant ñu koy wax ndax xam ne jéggalu ak ñàkk jéggalu daan dina tegu sa kaw moo tax fi mu nekk nii man dama jàpp ne régime sanction ci lu mel nii dañ ko war a génne loolu tamit wone ko daan ci ay nit daan yu metti ba nit ñi xam ne lii du lu baax te da mën naa tas réew mi
te danger la pour réew mi kon nag ñi nga xamee ni ñoo ko war a taxawee muy kilifa yi diine yi muy nguur gi encore une fois ñëpp ñoo ci war a am taxawaay bu bees. ba ku ko defete rek ñu teg ay daan yoo xamante dinañ ko teg sa kaw ba keneen dootul ñemee def lu ni mel. leer na position bi leer na bu ñu jugee ci wàllu dérive yooyu ñu nemmeeku tamit ci réseaux sociaux yi leneen loo xamante ne ñu ngi koy waajal mu di koor gi di weer wu màgg woowu nga xam ne askanu jullit bi yëpp ñu ngi koy xaar jamono ji nan lañ koy waajalee lu jëm ci wàllu xool li nga xam ne moom mooy weer wi croissant lunaire. jamono ji nan ngeen koy waajalee ak kañ la ñu jàpp ne moom la ñuy war a dugg ci koor gi. waaw loolu xëj na du ma ci sori noonu ndax am na benn commission bu tudd CONACOC moo koy saytu. CONACOC nag weer wu jot dina wax li nga xamee nii moom la observé dem def ay communiqué te certainement donc samedi incha allah ñoom dinañu def séentu. wax samedi mooy séentu bu njëkk. samedi mooy séentu bu njëkk. ci ni nga xamee ni nii noonu la ñuy defee séentu booba ba tey. kon ASPA tamit am na lu ñu wax ci seen communiqué. donc yooyu yëpp ay information la ay indication la. yoo xamee ni li ñu espérer rek mooy dina leeralal jullit yi. ci kumte gi ñu mën a ci jàmm. waaye ñu surfer ci li nga xamee ni moo xew ci réew mi ci jàmm ci joie. ba dugg ci koor gi ci jàmm. te woor di nga xam ne noonu la ñu ko suñu borom. ndax am nga yaakaar ne ren ñun ñëpp dinañ ci sóoboondoo ndaxte at yi ñu weesu yëpp. waaw rafet naa nemmeeku la division da si faral di am. rafet naa ci njort. bu effort amee tuuti rek. parce que soo xoolee. bu effort amee maanaam. waaw beneen commission. bi nga xamee ni moo fi nekk muy commission des musulmans du Sénégal. coordination des musulmans du Sénégal. waaw ñoom it xam naa ne. am nañu volonté nit ñëpp ànd woorandoo mais nag principe yi nga xamee ni moom la ñu teg séentu souvent mooy day indi wuute ak beneen commission bi. principe yi nga xamee ni moom la ñuy séentoo bokkul ñii dañooy séentu surtout privilégier l'espace national tey teg ko ci observation boo xamee ni de visu lay ngay gisee. bon ñii nag ñoom li nga xamee ni moom la ñuy xool mooy non seulement Sénégal mais aussi yeneen réew yi. mais aussi dañuy xool ndax am na réew yoo xamee ni am nañ ci beneen gis-gis. bu ñooñu commencé woor ñoom it ñu ànd ak ñoom. souvent nag loolu mooy indi jiixi jaaxa bi. mais dans tous les cas benn commission nationale moo am bu ñu woo xamee ni état bi moom la reconnaître. commission boobu moom la ñuy déglu. ñu ñaan yàlla li xew maanaam ni nga xamee ni noonu la ko scientifique yi waxee. ne xaj na dina jafe trop. ci samedi bi. ci vendredi bi ñu gis weer wi. même su fekkee conjonction am na. que samedi ñëpp gisandoo ko gis bu leer ñu ànd woorandoo loolu la ñuy ñaan yàlla. mais mel na ne dafa des. collaboration bi rawatina ñu lëkkaloo lu jëm ci commission bi maanaam CONACOC bi ak itam ñi nga xam ne ay scientifique lañ di ay astronome ñoo xamante ne daanaka at mi yëpp dañuy topp weer wi di ko xool ci seen i jumtukaay yu xarala yooyu ndax léegi tey jotul ñu xaw a réadapter mbir mi ci tourner ko ci wàllu science ba nga xamante ne lépp daal dina gën a leer. waaw ñun en tout cas cadre unitaire li nga xam ne ni moom la ci doon jéem mooy fexe effectivement. ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñoo am ay taxawaay muy scientifique muy religieux lépp ñu àndandoo toog waxtaan def nañ ci benn séminaire ministère de l'intérieur il y a 2 ans defaat ko daaw donc lépp rek pour fexe mu am ay convergence jegele position yi doonu lu simple nag ndax réew mi yëpp soo gisee même question bi dafa posé wu dëkku musulman yëpp mais effectivement aspect scientifique bi pour man am na solo lool parce que amul ci lenn loo xamee ni léegi mën naa lënt science te fépp foo xamee ni science dëppoo na fa ak li nga xamee ni moom la ñu suñu diine sant war nañ koo mën a boole ba tax na man li ma jàpp mooy même ñi nekk ci commission yi di observer de visu ñu ngi bàyyi xel aussi li nga xamee ni moom mooy li scientifique yi di wax même su fekkee duñ ci sukkandiku complètement ñi ngi koy bàyyi xel ba tax na liggéey bi ñuy def muy waa ASPA ñoom Maram Kayre ak ñeneen ñëpp liggéey yëpp am na solo li ñuy ñaan rek mooy benn jour mu am benn genre convergence nationale là-dessus ñi nga xamee ni ñoom ñooy observer feneen yeneen dëkk yi
xam ne amaguñu accord ak yeneen dëkk yi pour bu weer wi feeñee Sénégal ñoo ñu woor ñun bu weer wi feeñee foofu ñun ñu woor comme amaguñ boobu accord ñu privilégier l'espace national ñëpp di xoolandoo ci réew mi di su ko defee ñu yokk tamit jumtukaay yi nga xamee ni moom la ñuy séentoo ak coordination bi nga xamee ni moom lañ koy defee impliqué ci préfet yi autorité administrative yëpp impliqué ci imam yi nekk fépp ci réew mi su ko defee wut aussi ay maanaam jumtukaay yu mel ni ay numéro vert yuy permettre fu nit gis weer mën ko wax mën ko woote wax yu mel noonu jàpp nañ ne justement par rapport ak li nga wax noonu maanaam ci lu jëm ci coordination bi ba nga xamante ne ku gis weer ñu mën a woote firndeel xam ko dañuy seetlu ne chaque fois buñ ne dañuy séntu parfois dinañ dem ba commission bi ne séntu nañu gisuñu weer wi mais da ngay dem ba ay 10 heures wala 11 heures si guddi nga xool gis nañ ko bërëb sàngam léegi nan la ñuy mën a def ba nga xamante ne commission bi ñoom buñ demee xool heure bi ñuy séntu gisuñ war nañu mën a am benn mécanisme bu ñuy teg ci Sénégal gi yëpp ba nga xam fu ko fa nit gisee dinañ mën a vérifier loolu. est-ce que loolu itam jotul ñu teg mécanisme yooyu pour ñun jot na moo tax d'ailleurs depuis 3 ans ñu ngi ci liggéey mu doon nag lu jafe ndax question religieuse la dafa am ay interprétations différentes état bi ci boppam am na ci rôle dañ koy jéem a convaincre que ne rôle am des na ci parce que implication war na yokk. ci naka maanaam implication maanaam mu fexe commission yi nga xam ne ni ñu ngi ciy liggéey mu faciliter seen coordination fexe aussi autorité administrative yi jàpp ne lii lu am solo la du question religieuse rek parce que day déterminer ay fêtes déterminer ay fériés déterminer agenda national bi donc loolu nekkul loo xamee ni état bi war na ci génne loxoom donc moo tax vraiment ministre bi nga xamee ni mooy Aly Ngouille Ndiaye comme aussi Abdoulaye Diome ñoom quand même indi nañ ci ay tànk yu bees ci gunge commission yi ci fexe def ay effort pour jàppale leen pour man ñi nga xamee ni ñoo séqi commission yi nag ñoo ci des pour gën a góorgóorlu gën a fas yéene ànd liggéey loolu ñun ñu ngi ciy continuer di liggéey en tout cas. bu weesoo itam koor gi Sénégal ñëpp xam nañ ne jamono yi passé ñu ngi génn ci ay élections mu di élection locale yi laata ñu ko amal bëri woon na kàddu yu jib yëpp tension nekk ci ñu koy ruumandaat ak yooyu léegi ñu ngi jëm ci li nga xam ne moom mooy ay élections législatives ñëpp xam nañ ne climat politique bi parfois day am ay yëngu-yëngu yéen waa CUDIS bokk ngeen ci ñi nga xam ne seen puso ngeen yor di ñëw rek ngir jàmm dal di sax ñuy xool léegi yan action ngeen prévoir fii ak législative yooyu ñu jëm ci objectif wu jàmm sax fii nii ci réew mi. waaw d'abord rafetlu li nga xam ne ni moo xew ci élection législative yi. c'est vrai que am na ñu ci gaañu am na ñu ci dee ñu leen di jaale seeni mbokk di ko regretter parce que dafa mel ni Sénégal dañu rendre normal ce qui est anormal mooy que élection rek. toujours buy am il faut am ñu dee loolu dañu war a génne loolu suñu xel ba tax na ñun bi élection locale yi di jub si ñu gis vraiment ay escarmouche ay situation yoo xam ne dafa commencé jur violence ñu jóg taxaw wax ne vraiment il faut ñu waxtaan dem gisanteeg ñi nga xam ne ni ñoo seq langue politique gi dem gisanteeg président de la république toog waxtaan ak moom wax ko li nga xam ne ni moom mooy li woy politique yi wax ci lii indi ay violence bi ñu jógee ci loolu boole leen aussi ñoom kuréel yooyu ci benn hôtel pour ñu xalaat ci benn charte boo xamee ni moom moo leen di tënk ci bañ a encourager violence ak lépp loo xamee ni d'ailleurs day suuxal suñu vivre ensemble ba ñu noppee ci loolu ba rédiger charte bi ñoom ci seen bopp signé nañ ko ñi ci ëpp ci ñoom mais même ñi nga xamee ni sax signé wuñ ko nangu nañu ne ñoom violence du jóge ci ñoom ba tax na dans l'ensemble li ñu gis ci élection yi mooy quand même ànd nag dal relatif mais am na aussi acceptation des résultats des élections globalement donc loolu nag moom la ñuy xaar aussi ci élection yi di ñëw li ñu bëgg mooy même logique yi ak li nga xamee ni moom mooy calme boobu sérénité boobu ak confiance bi nga xamee ni moo war a dellu si diggante way politique yi mu continuer sax mu continuer ñu renforcer ko
donc loolu ñi ngi leen ciy woowaat woo bu bees lépp loo xamee ni nag jëm na ci luy indi tension dinañ ci yëkkatiwaat ay initiative wax naa sànq ci li nga xamee ni moom la ñu nar ci mbiru réseaux sociaux yi ndax lu ñuy surveiller la ak sensibilisation bi nga wax ak sensibilisation bi ni ñu koy surveiller mooy ànd ci ak Facebook parce que comme ni ma koy waxee souvent élection yi dina nekk ay moments yoo xamee ni faux compte yi day bari discours yenn yi day gën a tar manipulation yi yooyu yëpp am na ñoo xamee ni ñu ngi toog fi ñu toog di ko surveiller na ko ñëpp xam waaye ku nekki na nga surveiller sa bopp xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk lépp lu koy gaañ ku ko bëgg a jël ak ku ko yor war nga koo moytu ba tax na élection législative yi ñu ngi ñaan mu doon élection législative yu dal yoo xam ne dañ ciy génn ak jàmm résultats yi ñu nangu ko waaye ñu xam ne élection mooy taaru suñu démocratie waaye it réforme yëpp yoo xam ne war nañ ko mën a def pour suñu démocratie gën a dëgër gën a wéy di doon démocratie bu ñu bàyyi xel ci àdduna bi ñu continuer def réforme yooyu ndax suñu démocratie quand même parfaitul am na yu bari yu ñu war a defaraat loolu tamit ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp. jërëjëf docteur Cheikh Gueye may fàttali ne yow yaay secrétaire général bu cadre unitaire de l'islam au Sénégal maanaam CUDIS ñu lay jaajëfal ci teewaay bi fii nii jërëjëf docteur Cheikh Gueye. jërëjëf mbokkee xarit yi xam naa léegi nag Faty Dieng mel na ne mu ngi ci plateau bi du yàgg dara ñu xuus ak yéen jëm ci xibaar yi xam naa après lii lay doon. ay bëñ